jërë ngeen jëfati ci ànd beeg télévision Futurs Médias mbokk yi xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ca gën a fës bokk na ci syndicat bi ëmb liggéeykat yu poste ak télécommunication ña ngay dànkaafu nag daana wëyal ay toogaay ñaxtu fiyeeg ba àjjuma bi ñu dëgmal fiyeeg nag taxawuñu ci seen àq ak seen yelleef ñu ni syndicat boobu nag di wëy di naqarlu nag nu ñu leen tànkaloo naam sax ña ngay defi jéego di leen jéem a jubale rek ñi jiite kër ga. dinañ wax it ca la xewoon rek démb ca Dakar Gorée traversé ba nag daanaka ay jafe-jafe képp la ñu fa nemmeeku woon diiru waxtu sax laa wax amoon nañu ay jafe-jafe chaloupe ba mënatoon a dem mënatoon a dikk li ko waral nag bokk na itamit foofee ay ñaxtu yi ñuy ñaxtu boobu ba tey mu jëm nag ci lépp loo xamante ne nii nag soxal na wàllug fiscalité waaye tamit nee ñu chaloupe ba dafa màggat ba jéggi dayoo màggalu ko Touba ren ji nag jàpp nañu ko fukki fan ak juróom ci weeru septembre di ju safar bi nag ku ne xam na ni li ko tax nag ñu koy màggal bokk na rek ci bi Cheikhul Khadim di fi bawoo nag di dem rek exil comité d'organisation maanaam kuréel gi ñu sas màggal gi nag daal dinay tëral ab concept bu yees ñu duppee ko xamle màggal tàggat yaram dinañ ci wax ak basketball sunu gaynde ci toftal yëglekaay ak la ñu xëyee tey jile bu ngeen taaxarloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dale nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ni ñu koy waxee woon ci ndoxteel li syndicat bi ëmb liggéeykat yu poste ak télécommunication nag ña ngay dànkaafu daanu wëyal seen toogaayu ñaxtu ba fii ak àjjuma fii ak nag taxawuñu ci seen i jafe-jafe ñu ni bokk na ci seen àq ak seen yelleef ñoom liggéeykat yooyu nag bootu ci syndicat boobu naam sax kilifa yi boobu ba tey ña ngi defi jéego ngir nag niñ leen jubaleele ak ña jiite kër ga leeral yi dañu ci ànd ak Cheikh Diop ak Pape Sangone Mbaye. liggéeykat Expresso Sénégal dellu ci li nga xam ne nag moom la ñu nekkoon tànku jàmm yi nga xam ne Yankhoba Diattara doxoon na ko ci ngir daal di ñaan njëkk lu ni mel mujjuta antu. depuis le 23 août bi passé ministre bi dafa génne woon benn communiqué si biir communiqué muy wax ni dajale woon na parti yëpp ñu waxtaan ak ñoom ba ku nekk joxoon ko sa accord accepté woon terme négociation yi nga xam moom la tegoon en place muy bu njëkk mooy direction Expresso nangu woon nañ. ne lépp luy affaire licenciement dinañ ko teg ci suuf beneen bi mooy direction générale Expresso waxoon nañ ni dinañ débloquer machine ordinateur u agent yi nga xam yëpp dañoo concerné woon par ces mesures de sanction crédit ak jeudi commission bi jox nañ leen rendez-vous 2 fois pour ñu débloquer machine yi ñuy laam-laamee di layam-layam yi naan dañuy dem Soudan dañuy dem Dubaï balaa ñuy débloquer machine yi loolu muy un manque de respect total bu ñu am envers nos autorités. direction générale bi nag fi mu taxawoon ba tey jugu fa télétravail bi nga xam ne nag moom la weñ loxoog liggéeykat yi lay ci diiru ñaari fan lu ne mel nag ñi la jàpp ne aw scandale la. tey jii ñun ñu xëy war a liggéey si gis nga ñoom direction générale kenn ñëwul liggéey si parking baa ngi nii seen oto yi nekkuñu fi kër gaa ngi nii dañoo wàccee rideau yi dañoo wàccee tëj buntu yi kenn mënul accéder si biir. loolu nag ñun dañ ko jàppee acte de sabotage parce que Expresso am na leneen lu ñu bëgg lu dul dàq ay employés. liggéeykat yi nag di sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di autorités yi ñu daal di jël dogal ci mbir mu ni mel laata bay di wéy mbuus. loolu nag ñun duñ ko nangu ñu ngi interpeller le chef de l'État au plus haut niveau ne ko mu ñëw xool situation Expresso. jàmbur nag mun na fi ñëw am fi lu ko neex mais nii mu ko nar a amee neexul maa ngi interpeller nag sénégalais yëpp ñu bàyyi ci xel parce que seen ay njaboot ñoo fi nekk. syndicat des travailleurs yu poste ak itam télécommunication section Expresso xam le rek ne daañu wéyal li nga xam ne nag moom moo di xeex bi bés bu ne daañu amal aw ñaxtu ci barab bile fileeg aljuma bi ñu dëkkmal. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Cheikh Diop ñu wax rek ci dem baak dikk ba diggante Dakar ak Gorée amoon na ay jafe-jafe démb diirug ay waxtu nag kon chaloupe ba demul dikkul li ko waral nag bokk na ci jafe-jafe ñu ñaxtu boobu ba tey lu ci mel ni wàllu fiscalité ñu ngi koy tudd ak it chaloupe bi ñu ne dafa màgget ba jéggi dayoo dañu ci ànd ak Marcel Farba Maroun Alioune Diagne ci caméra bi. ay ñaxtu yu bëri la ndaw Gorée daal di yeewoo démb dimanche te mu jëm ci wàllu liaison Dakar Gorée ci yooyu la ñaxtu ñenn ñi di jëm ci wàllu taxe cession municipale ak tamit lu leen état war a jox at bu ne te mu toll ci 20 millions ci suñuy koppar wala bokk li nga xamante ne moom mooy màggetaayu chaloupe yi. ñu def benn taxe de cession municipale boo xamante ne 500 francs par personne lañu léegi ni ñu koy ramasser. chaque jour day andi ay tracasseries ñu def délibération pour insérer taxe boobu ci ticket de la chaloupe bi ñu ko defee ba léegi commission contrôle approuvé ko waa port
bañ jël taxe boobu dugal ko ci ticket bi muy benn ñaareel bi chaque année dañu doon am subvention wu 20 millions ça fait 2 ans mi ngi nii jotuñu ko gis ngeen chaloupe yi am na si yoo xamante ni depuis 1999 chaloupe yi fu mu toll nii dafa am problème chaloupe yëpp am problème technique te fu mu toll nii wóorul à 350 personnes ci biir chaloupe jéeye am dem ba chaloupe bi dafa bëtt di jël ndox. yooyu la chaloupe kon ñu ngi ci état bu gën a garaaw loolu waral ndaw yi fi nekk di laaj rek ngir ñu jox leen gestion bi. pour dire tey rek man premier chaloupe laa ñëw Gorée démb dama génnoon maag suma gars yi premier chaloupe laa ñëw premier chaloupe mu ngi waroon quitté 7 heures pile mais 8 heures la fa quitté. parce que ñoom lan dafa am ñu biddanti oto bi tardé ak yooyu noonu loolu yëpp manque de respect la tey jii buñ jëloon les points mettre ko sur les i am na yoo xam ne du am quoi chaloupe bi nii buñ jëloon teg fa ay waa Gorée ñuy liggéey muy matlooy ñu ñoo leen daax a takku bum bu tey jii formation commandant da nga koy dem defi boo ko defee ba am sa diplôme nga ñëw taxaw nga liggéey yooyu noonu yëpp kaas nañ ko wax nañ ko PCA bi nag instant bi ñu ngi toog ñu ngi xaar ñu ngi déglu. yooyu la ñaxtu nag jot nañ ko jébbal autorité yu gën a mag yi loolu waral askan bi fii di dundee yaakaar. comme dem nañu ba yegg ci président ba président joxe ay ndogal am nañu yaakaar ne bés bi nga xam ne ñëpp a ñàkk nañ ko ñu waroon ñëw Gorée ñàkk nañ ko mais am na ay waa Gorée yoo xam ne ñu ngi Dakar bëggoon ñibbi si mën ñibbi dina jëriñ pour que vraiment suñu autorités yi sëgg ci mbiru diggante Gorée ak port bi pour que li nga xam ne moo war a ñëw ci population Gorée ak ci commune bi ak ci jeunesse Gorée ñu mun leen ko jox bu weesoo loolu tam ñu xool tamit nu ñuy def pour que wàllu gaal yeeg yooyu nga xam ne dañ ko war a jënd pour eesal yi fi nekk dañu màgget ñu mën ko def parce que gaal yi ñëpp xam nañ ne ñaar yi daw boo laajoon personnel liaison bi dañoo sonn parce que mécaniciens yi dañuy fanaane di liggéey guddi gi yëpp pour que gaal yi mën daw suba xam nga loolu musiba la donc defe naa ñun ñëpp war nañ ci jàpp. ay waxtu kon lañ daal di bloqué li nga xamante ne moom mooy chaloupe Dakar Gorée bi balaa PCA bi di Moussa Sy daal cee jéem a indi saafara moytu kon lu gën a garaaw daal di am war na ku ne jamono ji ndaw yi fi nekk nag ñoom di wax ne bu ñu indiwul saafara fii ak ñett wala juróomi fan dinañ taxawaat janook takk der yi. Marcel Farba Maroun ñu wax rek ci coppiteeg jaww ji ak bël ba ca diwaanu ndax nag gis nañu ne gàllankoor na lu bare bari parc national boobu bu Langue de Barbarie ba tax na nag ña ñu dénk yëf yi ak i mbooleem acteur yooyu parc ba soxal nag fas yéene def seen kéemtalaay kàttan jaarale ko nag ci ay partenaires ci kaw loolu it ñu ne faaw ñu jëmbat ay garab ndax bokk na ci liy dundal lenn ci parc boobee lu toll kon ci fukki hectare ak ñaar ci mangrove nag jëmbat nañu fa ak fukki hectare ay filao yoo xamante ne jëmbat nañu ko ca bor yooyu ñu teewlu Nicolas Bentigomis moom mooy conservateur bu parc bu Langue de Barbarie ci micro Seyni Diop. ndaxte langue bi dafa sonn bël bi dafa ñëw sonal ko changement climatique bi ñëw doggali ko comme ñun amuñu moyen li ñu yàlla may akas néew mooy ñu defar produire ay garab dal di koy jëmbat pour xeex atténuer l'effet du changement climatique looloo tax depuis mois de février ñu dal di def suñu pépinière ba mu yànj tey jii ñu lëkkaloo ak partenaires yi fas yéene jëmbat garab yooyu ñu fas yéene jëmbat 10 hectares au filao dal di ci taftal 12 hectares mangrove ci 12 hectares mangrove yi daañ ci jëmbat 10 hectares de rhizophora ak 2 hectares d'avicennia xeetu garab yooyu bu ci nekk dafa am njariñ lool ci gox bi filao bi dina fixer suuf bi boo xoolee bël bi na nga xool changement climatique bi lu muy def ci le littoral di gas di yóbbu suuf si waaye boo jëmbatee filao bi dana téye ak racinam yi dañu téye suuf si ba nga xam ne ndox mi du ko sonal lool. ma ngoog ñu bàyyi ko ci bëj gànnaaru réew mi wutali fële Bunkiling nag diggam ak Gambie taxu ko sori lool ndax ca boori frontière yi la nekk foofu nag la ëllëg askan wa rek mooy la ñuy dagg garab yi ci àll bi loolu nag ñu ne faaw ñu xool nu ñu ko dakkalee ci kawit ñu tàggat ndaw ñi ci lépp loo xamante ne jëm na ci wàllug àll bi samp nañ fa tamit li ñu duppee fédération nationale des professionnels yu yëngu rek ci wàllug àll bi Bakary Konté la ñu fay fekk ji mu ànd ceeg Xali Jaame. 1 milliard de francs CFA moom nag lañ daal di mobiliser pour mettre en place ACFOP mooy centre sectoriel formation foresterie bu Bounkiling am nag benn fédération professionnelle de foresterie du Sénégal boo xamante ne moom la ñuy installé pour mu daal di gunjee centre boobule loolu nag autorité administrative yi ñoo ko amal fii ci diwaan bi Bounkiling. yàqate bi bëri na àll bi sonn na boo gisee ñëpp di bëgg a ñëw Casamance yàlla nature bi moo tax environnement forêt bi moo tax
mais bu gisee taw bi tamit boo gisee naataange gu fi am yàlla ak àll bi la àll boobu nag dañ ko war a préserver ñun ñëpp dañoo war a joxante loxo bokk ndey bokk bàyyi aar ko képp ku gis ko ku yàq àll bi ñu fexe koo dénoncer bu ko defee autorités yi teg ci moom loxo bu loolu weesoo tamit dinañ wàcc ci population yi di leen sensibiliser di leen encourager ci côté reforestation àll bi. Adja Khady Kane mooy présidente du réseau national des producteurs locaux charbon de bois moom nag muy ne dinañ taxaw temm daal di protéger environnement bi. tey population bi ñoom ñooy surveiller àll bi population bi ñooy jëriñu àll bi parce que tey buñ ne daay am na du benn jàmbur bu jógee ko àll bi ñëw di ko fay suñ ne jëmbat garab am na population bi la ñu organiser population yi dugal ñu ci àll bi ñu nekk ay producteurs locaux. en même temps di produire di am ci suñu poche waaye di surveiller wàll àll bi di taxaw si njëmbat bi di taxaw pour àll bi dekkiwaat ñu amaat une forêt verte. adjoint préfet bu Bounkiling Arouna Touré di ñaax acteurs yi ñi daal di taxaw bu baax booloo nekk benn pour xeex lépp loo xamante ne nekk na jafe-jafe ci métier foresterie. di ñaan tamit acteurs yi nga xamante ne ñoo sekk wàllu donc foresterie jeunes yi nga xamante ne ñoom la ñuy former fii nii. bu ñu amee ay besoins en recrutement ñu recruter leen. donc ñu dugal leen donc ci seen entreprise yi pour que jeunes yooyu bañ a nekk ay jeunes yu ñuy former donc di leen bàyyi loolu dina permettre exploiter donc forêt bi sans pour autant aussi moom impact ci environnement bi. lu ñuy xaar nag ci projet bi mooy ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi yëngatu ci secteur foresterie ñoom ñëpp booloo nekk benn pour secteur bi nag jafe-jafe yu mu nekk mu mun fa génn. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Bakary Konté ñu wax rek ci màggalu Touba gi waxoon naa ko ci ndorteelu xibaar yi jàpp nañu ko nag fukki fan ak juróom ci weeru septembre bi ñu nekk weeru septembre bi ñuy waaj dugg kon du safar nag ku ne xam ne ni li tax ñu koy màggal rek mooy tukki ga Cheikhul Khadim nag defoon keroog ba mu gàddaay comité d'organisation bi nag tëral ab concept bu yees duppee ko xamle màggal gi daañu ci dellusiwaat. ñu wax rek ci politique nag ak njiital mouvement bi ñu duppee J'aime le Sénégal moom nag la muy sàkku rek mooy ñu daal di tëral ab gouvernement bu yees na mu gën a gaawee ngir nag gouvernement boobu mën a sëgg ci jafe-jafe yi askan wi di jànkonteel jamono ji Moulay Camara mu teg ci itamit ne woteeg faluk njiitu réew bu Sénégal ci atum 2024 li ñu ca soxla nag mooy ab candidat boo xamante ni dafay am ab programme bu soxal askan wi waaye tamit candidat boo xamante ni dafay xam ne askan wi dëgg-dëgg moo ko tax a jóg ñu teewlu ko moom Moulay Camara ci micro Abdoulaye Pathé Anne. di féliciter di encourager le frère secrétaire général national maître Abdoulaye Wade ci soutien bu mu ñu indil ci élection législative yi ñu jógee nii ndax ñëpp xam nañu tey ji coalition wàllu bu demee ba mu am percée bu mu am ci élection yi yàlla ak apport Abdoulaye Wade bu mu indi ci élection yi loolu ñu ngi koy gërëm di ko sant yàlla ak Abdoulaye Wade tey PDS am bon bu mu am tey ji ci élection yi ndax élection yi passé lu ñu amoon ci nombre de députés ak lu ñu am tey wuute na di profiter ci même occasion di féliciter wit bokk intercoalition bi yëpp nga xam ne moom mooy Yewwi ak wàllu waaye ci wetu loolu ñu ngi am lu ñuy regretter nga xamante ni malgré suñu résultat nu ñu baaxee nii yëpp suñu responsable suñu frère honorable Toussaint Manga ci waxtu boobu la jógee ci parti bi def démission bi day gën ci parti bi di ko naxarlu vraiment di respecté nag suwaam waaye di ko naxarlu ndax bu ñu sañoon tey ñu nekkoon ak moom ba 2024 ba fileeg bi ñuy jël nguur gi pour preuve départ métti nañu waaye parti bi tey la gën a jóg tey la gën a pare tey la gën a fas yéene pour xeex ndax Toussaint dem na dëgg la waaye responsable parti yëpp à savoir les 5 communes rurales seen secrétaire généraux yëpp ñu ngi fi maanaam Niassia Niaguis Enampor Boutouba ak Adéane ñoom ñëpp seen secrétaire généraux yi ñëpp a ngi fi kenn bougéwul ci parti bi waaye fii tam ci commune bi tamit amul benn responsable bi nga xamante ni jóge nga ci parti bi bu fa loolu jógee ñun waa PDS tey jii nii lenn rek moom mooy suñu mébét moom mooy nu ñuy xeexee que 2024 ñuy wax vive Karim Wade ndax ñun moom mooy suñu candidat tey moom mooy suñu candidat ëllëg te bu neexee yàlla ci loolu la ñuy nekk ci liggéey la ñu nekk di woon ak frère yi kenn ku nekk ci fi nga nekk nga continuer liggéey bi xam ni PDS train la rek gaar bu nekk fu mu taxaw fu ne am ku wàcc am ku yéeg saraxuñu ñaanuñu waaye ñu ngi demander président Macky Sall mu bàyyi suñu candidat nga xamante ne moom mooy Karim Wade mu ñibbisi ci réewum Sénégal ndax Karim Wade bu jógee tey Sénégal dem kenn génneewu ko fi Macky Sall moo ko defar passeport guddi doo ko get privé mu jëlee ko fi mu dem ñun nag ñaanuñu saraxuñu luy suñu yelleef luy suñu droit la ñuy wax moom mooy Karim Wade dellu si fii 2024 ndax benn alternative la nga am Sénégal fii moom mooy Karim Wade
ma ngoog ñuy jéggalu rek waa parti démocratique bu Sénégal ñoo doon addu noonu ci seen jano ak taskatu xabaar yi ni ñu ko waxee woon sànq dellusiwaat ci njiital mouvement J'aime le Sénégal bi taxaw nag di wax ni na mu gën a gaawee fii ci réew mi dana war a sos nag ak gouvernement bu yees su ko defee nag mu mën a taxaw ci jafe-jafe ya askan wi naka noonu it woteeg faluk njiitu réew bu Sénégal atum 2024 soxla nañu ci ab candidat buy déglu askan wi candidat bu am programme bu soxal askan wi. Moulay Camara moom moo jiite mouvement J'aime le Sénégal ñu teewlu ko ci micro Abdoulaye Pathé Anne. Élection présidentielle yi ñu jëm nii du rendez-vous d'un homme avec son peuple c'est le rendez-vous d'un homme avec un programme boo xam ne day dimbale sénégalais bi ba mu jugee ci ndóol bi mu nekk mën a yéeg ci échelle u naataange te ci loolu nag pour mu mën a nekk il faut que sénégalais yi programme bañ leen di proposer mu nekk li nga xam ne day wuyu seen jafe-jafe di tontu seeni gàllankoor ku ñun ñaan à ce que askan bi ne leen képp kuy ñëw naan leneen di jiital naan candidat la te jiitalul ne programme la nañ tey ci ay mbiram ak ku mu mënti doon nag parce que jiital sa bopp fàtte Sénégalais yi loolu nga bëgg a taxawal. ñuy ñaan le président Macky Sall nu mu gën a gaawee na former gouvernement am parce que réew mi tollu na foo xam ne tey ji ministère boo dem. na mu war a doxee wu ko. c'est parce que xam nañu ne tey jii réew mi fu mu toll ci jafe-jafe ak ci ay méttit surtout lié à la cherté de la vie loolu Benno Bokk Yaakaar ak ñamu am ñoom rek mënuñu ko saafara. yaakaar naa ne tey jii classe politique Sénégal opportunité la pour ñoom pour ñu wane ne ñoom wax dëgg yàlla ay véritable patriote nañ ay républicain nañ ay citoyen modèle nañ. ci lépp loo xam ne dañ ko teg ci table bi te mu nekk njëriñu askan bi njëriñu réew mi ñu mën cee ànd liggéey ko pour askan bi ak pour réew mi. ma ngoog ñu des ba tey ci politique wax ci ñi ànd ak Aïda Ndiong di partisan ya ñoom nag la ñuy sàkku daal mooy yoon ci Sénégal lépp lu ñu nangu woon ci Aïda Ndiong keroog bu ñu ko tuumalee ñu daal di koy delloo ba mu mat sëkk nag ndax yoon da koo setal xam ngeen ni ci wàllu woowu ñoom nag nee nañ tey la ñu gën a dëggal ci seen bokk ci Benno Bokk Yaakaar li ñuy sàkku itamit mooy coalition boobu di Benno Bokk Yaakaar nañu gën a joxante loxo liggéey ñu teewlu seen porte-parole Abdoul Aziz Ba moom moo wax wala bokk Yoro Oumar Diagne bokk rek ci Razan am na kàddu yu mu yëkkati dénk ko sunu naataango Ousseynou Diop. demandé à ce que li nga xamante ni mooy ay alalam yu ñu confisqué woon te tey justice def na rôle am nee na amul lenn lu ñu koy toppee nañ ko delloo donc tey ñuy laaj suñu gëdd mooy nous avons am nañu ay cadre yu nekk ci Sénégal bokk ci Razan war a gis seen bopp ci gouvernement bi wala feneen poste yi ñu joxe dañ ko war a joxe depuis 2012 madame Aïda Ndiong honorable Aïda Ndiong amul nu mu jàppalewul monsieur Macky Sall di président de la République du Sénégal bañ ci demee 2012 ba élection yi mujj yi di bërki démb dañu gagné te ñun lu mu bon ku nekk fa mu nekk représenté na fa au minimum ci appareil électoral bi 30%. mangook ñu daal di wax rek nag ci wàllug njàng meek njàngale mi ci daara yu kawe yi fële nag ci bëj saalum réew mi ñi jëm nag ci wàllu njàng mu kawe mi tey am na ay étudiants ca boori Kolda la sax laay wax am na ay étudiants yoo xamante ne nag dañoo def seen kéemtalaay kàttan ñu ne bëggatunoo tàllal seen loxo ndax saa su ne daanaka rek bu daara yi ubbee seen i buntu ñoom dañuy tàllal ay yoxo jëmale nag ci kilifa yi su ko defee ñu mën leen jàppale moo xam ci seen wàllu dëkkuwaay moo xam ni ñu war a toogee ci université yooyu tey nag ñu ne dañoo sóobu ci ab mbay ngir mën a dimbali seen bopp lu toll ci 5 hectares ci suuf nag bay nañu ko ci wàllu gerte Abdoulaye Diallo la ñuy fekk ji ca Kolda. ngir ñu am ay koppar yu ñuy dimbali ko ci seeni njàng ak di ko fayee luwaas ay étudiants koldois ñoo fi sos ab toolu gerte bu 5 hectares. maintenant ñun am nañ ay période yoo xamante ne du ñu def lu bëri. ay vacances universitaires donc ren dañoo jël engagement pour initier activité bu mel nii maanaam bay gerte donc ci bay boobu noonu aussi lenn lañ ci jublu mooy l'entrepreneuriat parce que université doy na waar bëri na trop te tey jii nii bépp étudiant dafa am rêve liggéey ci ay bureau wala leneen ak leneen mais ñun dafa am lu ñu nekk di véhiculer à travers cela ñun étudiants il est temps
que ñu dellu fu ñu jugee jëfandikoo loo xamante ne tey jii nii yàlla jagleel nañu ko comme suñuy suuf. ginnaaw koppar yi ñu ciy séntu ñu jàpp ne ab étudiant bi boole njàngum université ak mbéyum tool njëriñ kese la boromam di si jëlee. lii dañ kaa yéex a def tamit montrer aux autres jeunes yi nekk fii nga xamante ne defuñu dara peut-être wala ñu foog ñu jàng rek jeune jàng rek la war a jàng rek la war a topp daal ñu xam ne agriculture tamit lu important la parce que déjà si jàng bi dañu soxla ay moyens dañuy soxla affaire yu bëri te aujourd'hui bu ñu jàppee si agriculture bi ñu nekk nii incha allah suba bu ñu amee succès dafay contribuer si suñu social et si suñu économie aussi. noonee ñuy ñaax seen yeneen morom yi jàppul ci dara ngir ñu jël yoonu tool yi. ñu am ambition boobu pour ñu ñëwaat. ñoo ñëw wàcc ci terrain bi pour di pratiquer agriculture en fait jàppale suñu bopp jàppale suñu érage ñoo xamante ne dañ leen orienté déwén foofu pour ñu leen di assister financièrement. ok ñu lay gërëm di la sant jërëjëf. gulet ñuy amal li ni mel waaye ci seeni kàddu déwén fas nañoo yéene def lu ëpp lii. wax ci tàggat yaram ak basketball sunu gaynde yi nag jaloore bu ñu def fële ca Monastir kon am nañu yaakaar rek ci weeru février bi ñu dëgmal lépp nag li leen ko may seen jaloore yooyu ak ndam yi ñu am sunu gaynde yi ci wàllu basket rek mooy déggoo gi am ci biir groupe bi taskatu xabaar bi di Mor Bassignan moom moo ni gisee am na ay kàddu yu mu dénk sunu naataango Mamadou Ndiaye ci buumu jokkoo bi ñu teewlu ko. yegsi nañu ci yëglekaay yeeg la ñu xëyee tey jilee Serigne Saliou Seck. dal leen ak jàmm bés bi Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul waxoon ne bu accepté nan ko ci santale yàlla jàpp nan ko Vox Populi ne moo di 18 safar di màggaluk Touba yéenekaay bi ne fukki fan ak juróom ci weeru septembre bii lañ ko jàpp ñu tàbbi tey ci altine ji fukki fan ak juróom-ñett yoo xam ne julli ñaan ak bernde la nar a doon Vox Populi ne ci weeru septembre bi kay ci la nu nar a amale màggaluk ñaari rakkaaga ca Ndar ci la nuy fàttaliko itam ñetti guddi Ndakaaru nar cee fàttaliko itam julli géej gi ba noppee te amal ci màggal gu mag gi lii tax yéenekaay bi ne weeru sàttus mbar wi nar naa saf sàpp ak murid yi yéenekaay yi nu xëyandool itam saf na sàpp ak politique l'observateur ci la bokk journal Futur Média bi xëy dalal njiitul gëm sa bopp Bougane Gueye Dany ne njiitu réew mi di président Macky Sall noonu la ko jàppe moo tax fu mu jaar mu ni ko du foofa Ousmane Sonko Bougane Gueye ne du ko tontu ci li mu waxoon ne ñoom farewunu ci kujje gi Bougane ne li leer te wóor moo di ne benn adversaire politique la am moo di président Macky Sall moom Macky Sall bu xëyee def Idrissa Seck premier ministre bu mu bett kenn tribune yéenekaay moo ko wax journal bi ne ndaamal Kajoor di Idrissa Seck le président Macky Sall nar a def ilimaani jëwrin lam ca nar a jublu nag moo di ne mu dajale waat njabootug libéral gi waaye itam gën koo jubóolek waa Touba ci wàllu politique Aly Ngouille Ndiaye Abdoulaye Daouda Diallo ak Antoine Félix Diome itam jege nan lool mbir mi Aminata Touré moom tribune ne moo nar a nekk présidente assemblée nationale Pape Diop ñu yóbbu ko mu jiite HCCT tribune ne te bu demee nii naka Amadou Ba mer ba futtu la nar a def te it ca la nar a jaaree bàyyi président Macky Sall journal L'Info mel ni ku naan ñoom gisuñu loolu ndax nag Idrissa Seck liñ ko jàppe moo di ku réer ci langue gi ndax nag président Abdoulaye Wade da koo naaw taloon Macky Sall ñëw gën koo denc moom Macky Sall Walf Quotidien nee na mbër lay doon ci élection présidentielle yu atum 2024 ndax nag journal Front de Terre bi nee na bés bu yàlla sàkk muy gën di wane lu koy tekki Mame Mbaye Niang mel ni ku naan bu ko neexee Vox Populi ak Le Mandat ne ci RFM ci grand jury la Mame Mbaye Niang xam lee ne problème mu troisième mandat constitution bi ak yoon leeral na ko ba noppi mu yokk ci ne kum neex nag nga taxaw ne gisuma asamaan si El Malick Ndiaye bu Pastef ne moom it Ousmane Sonko bu garab yi doon fàq suuf si jalaa ñoo itam kenn mënu koo tere nekk mbër ci élection présidentielle yu 2024 ndaw yi ànd ak Lat Diop mel ni ko naan xanaa bu digganteem ak Adji Sarr leere ba noppi ci l'Observateur Vox Populi ak Direct News ndaw yi ànd ak Lat Diop ne xalaatuñu ñuy toog di seetaan Ousmane Sonko di bokk ci ay élection te ay mbiram ci wàllum yoon leerul ba noppi Direct News ne ca Guédiawaye Touba Thiès ak Pikine ñi fa fareg Lat Diop mi nekk directeur général bu LONASE luy tàkk te du fay lan fa yàq Ousmane Sonko taxawu Touba ak Cheikh Mbacké Sylla ne ay élection moom xalaatuñ ko muy am ca Touba lu dul ne Sonko ay mbiram dafa leer ak Adji Sarr Lat Diop itam ñu ne doole ji mu leen may ca Touba moo tax ba Benno Bokk Yaakaar def fa ay jéego ci élection yi nu weesu lii tax ñuy sàkku ci président Macky Sall mu def ko ministre ci gouvernement bi mu nar a taxawal assemblée nationale bi nu nar a taxawal source a nee na waaye Yewwi Askan Wi ñoo nga koy waxtaane ñetti groupe parlementaire lan ca bëgg benn bi jóge ca PUR ba ca des ca Pastef ba leen di ñetteel ca taxawu si du quotidien muy Yewwi di Wallu ñaari groupe parlementaire yu am doole lan bëgg ci assemblée nationale le quotidien ki nar a jiite assemblée nationale Barthélémy Dias meneen mbir la ca nar a
nar a doon ndax nag Ousmane Sonko moom Lamine Thiam bu PDS la tànn journal Bës Bi La Journée président Abdoulaye Wade itam Lamine Thiam la tànn ndax nag moom la jàpp ne mooy meilleur candidat journal bi yokku ca ne Abdoulaye Wade moom du dem ci assemblée nationale ki nekkoon suppléant di Saliou Dieng moo ko nar a wut le vrai journal ne xëccoo ci ndaw yu bees yi ci langue politique gi kay mënta ñàkk enquête yéene kaay ne xalam demoon na bay neex ci kujje gi waaye faawu buum gi dok te présidentielle yu 2024 moo ko nar a dok ndax faawu tasaaroo am ku nekk demal sa bopp dem ba biti réew te yoon di la topp wala nga nekk fii te am lan tekk yoon ca biti réew léegi tey mu jeex l'observateur ne conseil des ministres bu àllarba bii nu weesu ca France waaye moo fa jox ab xaritam mandarin mangook ñuy jéggalu di jaajëfal bu baax a baax Serigne Saliou Seck mi ñu doon yeggee yëglekaay yi la ñu xëyee tey jële mbokk yi nit sant nañu leen gërëm yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti rédaction bi dina fi teewaat ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen di ñaanal kenn lu jàmm te di ko sàkku ci yéen